fulla ak fayda ndax France nag ni mu dellusee ci biir régime Macky Sall daf ñoo jaaxal dafa ëpp doole dafa jéggi dayoo kenn mënu ko natable dinaa ñëw ci coowul Necotrans ndax coowul Necotrans tax na ma dem procès ak Cheikh Kanté ba ma koy tudd yàggoon na ba mu porté ma fi plainte ma dem ak moom tribunal ñaari yoon ba may wax ne du dara ma nga ca fayit ba ñuy jàppale ña nekkoon ci loolu ay ñoom njànku mbeng wéetoon nañ ci lool di wax ne lii teguñu ko fenn Molde noonu lañ ko foqarte Smith Craft jox ko Bolloré concession bi nekkoon ci 15 ans ñu def ko 25 ans sans lancer appel d'offre bu bees Necotrans na ko noonu terminal vraquier bi la ma ca waxoon yépp boo leen gëstoo ci chronique gi ca ginnaaw ak ginnaaw di ngeen ko gis dégg ko bind nañ ko wax ko ñu teg ñu fitna bu ne ñu dénk lépp suñu borom nag tey weeru nañ port bi mi ngi ci guuta port bi mi ngi ci guuta kuy waxal dëgg te yàlla tax nañ ko audit mi ngi ci guuta coow lu ne dama koy dégg dinañ ko waxtaane port boobule dinañ ko waxtaane lépp nañ koy benn bennal tey nag damay xuusandik ak yéen ci li nga xam ne moo di aéroport de Diass ci gis-gisu Maître Abdoulaye Wade lañ ko sampoon inauguré woon na ko sax daanaka ci élection présidentielle 2012 ndax wàccoon na fa ak avion ñu bëri ne Sénégal ci taxawaayam war na mën a am aéroport bu toll nii kon ngalawaay ci autoroute à péage dañ ci félicité Maître Abdoulaye Wade ci aéroport de Diass dañoo mottali liggéey bi dañ ci félicité Maître Abdoulaye Wade ne tamit fulla ak fayda ji ñu am ba mottali aéroport de Diass bi amul benn sénégalais bu ko mën a ñaawlu waaye dafa bëgg a am luy ñuul ci soow mi te bu ñuulee ci soow bi kenn du naan soow mi déedéet président de la république conseil des ministres bii weesu sant na premier ministre ñu def conseil interministériel ngir le 7 décembre ñu ubbi aéroport bi waaye wolof yi dañuy faral di wax ne yàkkamti ak gaawtu buñ juree doom rëccu rek lay doon yàkkamti ak gaawtu buñ juree doom rëccu rek lay doon te nag dafa bëri lu lëndëm lool ci mbiru aéroport de Diass aéroport AIBD ngalawaay bu ñu fàtte ne plus de 4000 pères de famille ñooy liggéey ci aéroport Léopold Sédar Senghor jamono yi njàqare ak tiitaange la ñuy dund ku ko àttanul yaa ngi feebar tëdd ndax tiit tey jii ñooñu dañoo am ay activité ci aéroport Léopold Sédar Senghor mu mel ni nag ci transfert bi ci lépp lu ñuy yëngu dañ ko bëgg a foqar ci seen loxo ñoom ñu toog jaaxle dëgmu ñeneen jër mbir mi aakimoo ko est-ce que jaadu na bu jaadoo rek ne leen ma jaadu na est-ce que jaadu na bombe sociale lay doon est-ce que jaadu na moo tax président de la république ministre yi ñëw toog di wax ak yow di la wax pare nañ laaj leen ndax la leen war lépp def nañ ko ak ñuy liggéey ci aéroport Léopold Sédar Senghor ngir wàcc ak ñoom ba bu ñuy def transfert bi bés boo demee ñuy sar xolle sol ay t-shirt Macky Sall génne ay drapeau doom ñeneen ñu takk brassard rouge ndax dañ leen lor président li jaaxal ñu baree bare Turquie yi nga xam ne xanaa ñoomati encore Turquie bu leen moytuwul dinañ ñu tëral Turquie bu ñu leen moytuwul dinañ ñu tëral daanaka Ben Laden ba ñu gedde ñoo jeexal mbir mi waaye bañ koy jeexal daanaka 80% liggéey bi defoon nañ ko tey ji ñooy buur di bumbi ci aéroport de Diass ñu teg ko fan li ma gën a jaaxal moo di privé national bi homme d'affaires Sénégal yi nekk fii laajoon nañ ci assise entreprise pour ñu ubbi capital société bu war a gérer AIBD dañ leen tànqamlu ba tey ji président est-ce que jaaduwul ñu war cee bokk donte sax damay wax suñu homme d'affaires yi ku nekk di nga ñëw guddi raasaatu miir yi ñëw gis Pape Alé wax ko léegi waaye ku ci gis ak président Macky Sall mu defar sa poos rek lu ñuy gën a jaaxal moo di intérêt général da nga koy fàtte te ba ngay raasaatu miir yi di ñëw di diis sa problème intérêt général nga doon jiital nga la way nañu gore
di ko jiital ndax intérêt général bu doxee rek intérêt particulier yëpp nekk ci biir ku nekk jot sa wàll. privé national bi dañ leen dàq nañ ubbi capital bi ñu bokk ci waaye turc yi suma limak rek ngay dégg lépp ñu jox leen ko. président mbaa yëg nga sa ministre transport aérien yi dem nañ njombe lu rëy ci wàllu handling bi assistance en escale bi ndaxte ñoom bañ dogal bañ sañ-sañ la ñu am jël décision unilatérale tes ay société yu nekkoon ci aéroport Léopold Sédar Senghor na fële AIBD société bu bees tàq lañ fay def ñooñu ñu déclaré leen fayit. ASS daanaka nguur gi ñu ngi ci SSS privé la fan lañ ko teg moo ne de bu ñu fàttalikoo démb ak bërki démb ci ginnaaw ba compagnie Air Afrique daanoo ñu war a indemniser travailleurs sénégalais yi fa nekk da ngeen sukkandiku woon ci kuréel yooyu ngir wéyal liggéey bi ndax tey doomu Sénégal ñoom ñoo ñëw samp kuréelu SSS ASS ngir mën a continuer liggéey bi am certification yépp si wàllu liggéey waaye lu gën a garaaw dafa am 2012 nga falu 2013 ba coow li bare lool ci indemnisation ñi daan liggéey ci Air Afrique da ngeen daan manque comme kuy manque deret waa SSS ak waa ASS ci wàllu koppar protocole bu dul protocole jinne imposé ngeen ko société yooyu ngir jël seeni koppar jox indemnisation ñuy liggéey ci Air Afrique dëgg neexul waaye looloy dëgg muy Mor Ngom premier ministre deuxième ministre di Thierno Alassane Sall troisième ministre di Omar Gueye ñoom ñëpp signé nañ ay protocole ci biir protocole googu lan lañ wax gor ca wax ca signature état dafa am doole ñoom ñoo ne waa SSS ak waa ASS na leen dañ leen di wax ne leen koppar yii ñu nar a jël ci yéen ñu koppar yu baree bari dañ leen di garantir bu aéroport AIBD ubbee 5 ans ngeen samp fa protocole la boo leen xaatim ak ñoom est-ce que rafetul jaaduwul état lu mu métti muy wax dëgg di jëf dëgg bu mënul nekk nga ne mënul nekk li mën a nekk ñu wax li mën a nekk te def ko. Omar Gueye ministre des transports tabaski jub na fi mu imposé ligne de crédit de 450 millions waa SSS laaj leen ko pour jox ko travailleur Air Afrique yi yaay loolu la wax ña nekkoon ci employé Air Afrique yi jox leen ndàmpaay signé protocole ci turu nguurug Sénégal est-ce que wax nañ ko président de la République est-ce que bu ñu toogee conseil des ministres dinañ wax dëgg gi président de la République waaw loolu yëpp may mënoon de sec day xëy suba teel gas ba mu xóot suul ko ci ne signature état ñu ko wutul seen yoonam newu ci lu ko neex lay def damay samp kuréel gu bees ñooñu ma déclaré leen fayit te nekk ay privé jël ASS nag parce que la fa nekk ci tojaange dafa bëri dugal ko ci biir société bu bees bi te war nañ ko auditer bu leen fàtte de ASS moo nekkoon coowul Karim Wade après lu baree ci am ci Abdoulaye Sylla Cheikh Ndiaye saa booy tukki sa nopp dalu dégg lu xibaar bu bees tàq ca aéroport ba kon nañ waxante dëgg te yàlla tax ban expertise la société bu bees bi di am lan lay liggéey ak ñen yéen ñooy techniciens yi fay liggéey waa lii yëpp mënuñu ko woon waxtaanee waaye moo am laaj boo am solo tamit ñan ñoo laqatu ci ginnaaw société bu bees boobule état bi day toog tëju jox ñii ñan ñoo làqatu ci biir société boobule nañ ko gëstu est-ce que du ay nitu nguur gi est-ce que du homme d'affaires nguur gi parce que nguur gi am na ay homme d'affaires am loolu yëpp war nañ ko xoolaat président de la république waxuñu ne bul ubbi AIBD mais dañ ne ci biir ubbi AIBD bi nañu waxtaan ba juboo ci ay kàddu ba dara du ñuul ci soow li beneen mbir bu gën a garaawati xamu fu ñu jëm ak français yi tant que Macron nekkul président bu Sénégal xam naa du doyal daanaka sax mooy président bu Sénégal ci dëgg-dëgg ndax homme d'affaires français yi luñ bëgg am ko xanaa jaay ak jënd boutique free shop xanaa sénégalais yi war nañ ko mën a yor lan lañ ci def absence totale de transparence du appel d'offre
du cahier de charge def seeni consultation informelle rek ñëw rek xëy suba teel ne Lagardère Travel Retail benn kiiwu français jox nañ ko boutique free shop yëpp ca booba en 2016 Serep ak Sadiv defoon nañ ay proposition waaye ñooñu di liggéey foofu noo leen nar a def da nga leen di dàq ñu toog seen kër nekk ay borom kër bëgg nar a dund ci torox tànge tubaab yi ñëw yor ay boutique free shop mais bu leen ma gëmloo ne way c'est aéroport grand standing la waaw aéroport grand standing naam waaye nag xanaa aéroport grand standing sénégalais war nañ ci mën a dugal seen loxo am ci dara wala li les Jeunes Afrique bindal émergence sous assistance wala émergence pour d'autres pays mais dafa ëpp doole nga jox Lagardère Travel Retail pour 10 ans ci ban base kenn xamul ci quelle base kenn xamul waa sénégalais yi fay liggéey noo leen di def wala ñooñu dañuy dem France liggéeyi fa léegi waxatuma ñu dañ liggéey ci élite service prestige yi ñoom it yëguñu lenn ci mbir mi président yi fukk nit ñi di la wax dëgg gi lan moo xew ci dëgg-dëgg jarul ragal ñu ne déetawaay fret bi hangar 1286 par mètre carré la doon def fii boo demee AIBD 32500 le mètre carré wala d'accord mën na seet mais lépp nañ ko waxtaanee munoo jóg rek ne Turquie yi ñooy imposer lépp parce que ñoo yeggale AIBD ñoo nag du gundaa daan di baddaxal ma daax dama ne nañ waxante dëgg mënuñ jël ay tarif multiplier ko par 25 loolu lan lay conséquence bi société yuy def export yëpp fala budda dinañ yokk seen tarif société sénégalaise yi àllub neen compétitive nu à l'extérieur boole ci nag di yokkaat seeni prix fan la ñu jëm xam nga réew mi nañ waxante dëgg te yàlla tax 12 sénégalais ñoo ñàkk seen bakkan du France moo fal président Macky Sall naam connexion yu bari amoon na ci biir yu bare yu bare waaye nag fulla ak fayda nañ ko am tuuti comme na ma ko waxee autorités yi ñoom fi mu nekk nii seen doxalin seen jëf seen d'accord ci lépp dafa wanewul loolu ñun sénégalais yi nañ ko jël wane suñu fulla ak suñu fayda par rapport ak caay-caayee gi nga xam ne tubaab yi ni ñu koy def guddeeg bëccëg subaak ngoon di leen sant di leen gërëm. yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer